bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee yàlla def ko mu nekk le dernier des prophètes muy yonent bu mujj waaye yàlla def benn particularité ci moom mais particularité boo xam ni aussi exception la mooy yàlla dafa jël yonent bi diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñam mu daldi cay def benn signe boo xam ni moom lañuy tuddee le sceau du prophète waaye muy loo xam ni ñenn ci yahud yi bi ñu ko gisee ci yonent bi rek lañu ràññee ni kii yonent yàlla la ndax loolu dafa bokk ci melokaan yi yàlla dogal imaamul mahdi moom itam yàlla bëgg ko wutal benn signe boo xam ni bu dikkee rek ñi nga xam ni yàlla may na leen ñu mën ko gis dina ñu xàmme ci moom ndono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñi ko décrire ñëpp xëy na wute nañu ci ay description waaye ñi ci ànd ñëpp dañu ni dafay nuroog yonent bi ci côté bi nga xam ni noonu la yonent bi daan jëfandikook nit ñi muy côté moral bi ñu ne am na description yoo xam ni dina xaw nuroog yonent bi ci description physique bi waaye gis nañu ni réalité cachée yi nga xam ni ñoo ëpp yu làq woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina dellu di nekkaat ci yaramu imaamul mahdi ndax yàlla dafa bëgg préserver mission bi waaye yàlla dafa bëgg ñu mën a ràññee la personne moo tax imaam mahdi moom it yàlla dénk ko benn réalité mooy bu ñu ko gisee moom it diggante ñaari mbaggam muy diggante mbaggu ndeyjoor bi ak mbaggu càmmoñ bi li xaw a gën a jege tuuti mbaggu càmmoñ bi dañuy gis ni moom it dafa am benn tampon bu fa ne mais tampon boobu 4 points ñoo ko symboliser boo xoolee tampon bi 4 points ñoo koy symboliser point bu njëkk bi point bi ci topp point bi ci topp ak point bi ci toppaat léegi nag 4 points yooyu di symboliser tampon bi nekk ci diggante ñaari mbaggu imaamul mahdi point bu ci nekk dafa am la moo représenté xam nga wax naa leen léegi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn point bu nekk dafa amoon benn xaraf bu mu représenté woon muy diggante réalité point bu njëkk bi di alif point bi ci topp di ha point bi ci topp di miim point bi ci topp di daal suñu ko boolee muy Ahmed moom la ñu defoon sous forme de cercle ovale ba pare dugal xaqiqa nubuwa bi ci biir point yooyu waaye dugalit baatu laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi ci biir point boobu boo demee ci côté imam mahdi moom it forcément 4 points yooyu dafay dikkaat 4 points yooyu dafay dikkaat ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmooñam mu xaw gën a jege tuuti rek mbaggu càmmooñam 4 points yooyu aussi du nekk loo xam ni day dellu ci baatin rek ku ko xool ku nekk danga koy gis nii à l'œil nu ni ñu ko daan gisee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it point bu njëkk bi mi ngi représenté miim point bi ci topp di représenté ha point bi ci topp di représenté miim point bi ci topp di représenté daal suñu ko boolee muy Muhammad boobu moom la tampon imaamul mahdi tampon bi nekk ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmooñam tampon boobu loolu lay représenté point bu njëkk bi miim lay représenté point bi ci topp
ha lay représenté point bi ci topp mim lay représenté quatrième point bi di représenté daal muy ñeenti point yi waaye ba léegi mu am baatin bu nekk ci biir baatin bi mooy boo jëlaatee tampon bi nekk ci diggante mbaggu càmmoñ ak mbaggu ndeyjoor bu imaamul mahdi da ngay gis ni bu yonent bi dañu ko defoon mu nekk cercle bu ovale mais bu imam mahdi dañu ko tëral ci benn ligne boo xam ni dafa dem bay bëgg nekk lu ñoo tuddee ligne horizontale mais mu xaw a wàcc tuuti mel ni genre flèche mais nga gis point yi nu ñu toppante xam nga lu indi baatin boobu mooy yamuñu rek ci 4 points yi nga xam ni tampon boobu bi nga koy symboliser di Muhammad mais dañu dugal ci côté baatin bi 4 points yooyu aussi di symboliser ismullahil azam bi 4 xaraf yi ci ismullahil azam bi nañoo bindee ismullahil azam bi muy 4 xaraf ya mu àndal 4 points yi nekk ci tampon imamul mahdi dafay symboliser loolu moo tax forcément imam mahdi nit ñi nga xam ni ay nitu xayb lañ ñu xam lenn ci réalité yi dellu ci yonent yi waaye xam yenn réalité yi dellu ci wëli yàlla yu mag yi bu ñu ko gisee nañu koy njëkk ràññee ci na mu doonee yonent bi mooy ci ñeenti point yooyu di nekk ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmooñam ñu di ko tuddee tampon bi ndax point yooyu bu ci nekk benn xaraf lay représenté bu dee ci imaamul mahdi point bu njëkk bi mi ngi représenté miim point bi ci topp mi ngi représenté ha troisième point bi mi ngi représenté miim quatrième point bi mi ngi représenté daal boo ko boolee muy Muhammad lañu bind ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñam waaye itam nag ginnaaw biñ ci bindee Muhammad ñu bind ci it bindu baatin muy téeméereelu turu yàlla di ismullahil azam bi boroom ñeenti xaraf yi dikk nañ ci point yi représenté ismullahil azam ñeenti xaraf yi dikk représenté Muhammad te gis nga bu ngeen seetloo li koy nuroo leeg point yi nekkoon ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tampon bi mooy gis nga yonent bi tampon bi Ahmad lañ ci bindoon point bu njëkk bi alif la point bi ci topp haa la point bi ci topp miim la point bi ci topp daal la bu ñu ko boolee def ko sous forme de cercle muy Ahmad ñu bind cachet bi di réalité xaqiqa bi nga xam ni mooy dellu ci ni ko yàlla yónnee ci biir cercle boobu mais boo delloo ci imam mahdi yi da ngay gis ni ñeenti point yi day dikkaat mais bii ba ñu bindoon alif ci bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu remplacer ci bu imam mahdi bind ci miim point bi ci topp ñu bind ci ha point bi ci topp ñu bind ci miim point bi ci topp ñu bind ci daal muy Muhammad ñu delloo si réalité ñeenti xarafu ismullahil azam bi ci biir tampon boobu kon da ngay gis ni réalité boobu ni mu amee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko yàlla jëlee it delloo si ko ci imam mahdi pour mu doon preuve boo xam ni preuve irréfutable lay doon léegi nag réalité yooyu ci tampon boobu donte yàlla fésal na ko ci yaramu imam mahdi waaye dafa am benn xaqiqa bu ciy dellu xaqiqa bi ciy dellu mooy li nga xam ni moom lañ koy wax te muy jógee xayb li nga xam ni moom la yàlla di utiliser wahyu bi yàlla di utiliser pour guider imam mahdi gis nga wahyu yi benn bu nekk yàlla mi ngi koy jaarale ci tampon boobu nga xam ni moo nekk ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñam point bi ci jëkk ci tampon bi nga xam ni mooy représenté miim bu Muhammad gis nga point boobu lépp lu yàlla di wax imam mahdi pour guider ko te mu war a yam ci diggante imam mahdi ak boroomam ci point boobu la yàlla di jaarale kàddu googu muy point bi nga xam ni mooy point bu njëkk bi te di représenter miimu Muhammad bi
ñaareelu point bu topp ci tampon ba nga xam ni moo nekk ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñ lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax imam Mahdi te mu war a yam ci diggante yonent bi ak imam Mahdi fa la yonent bi di jaarale kàddoom muy ci ñaareelu point bi nga xam ni mooy point bi représenté bi nga xam ni moo topp ci Muhammad. mais gis nga troisième point bi nga xam ni mooy représenté miim bu Muhammad lépp loo xam ni ki ko jur ci wàllu lumière di Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif te nga xam ni tey Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif moom mooy xatmiya yonent bi moom it lépp lu muy wax imam Mahdi te mu war a yam ci seen diggante ñoom ñaar keneen waru ko dégg Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mi ngi jaarale kàddu googu ci ñetti point bi nga xam ni mooy représenté miim te nekk ci tampon imam Mahdi bi nekk ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñam. léegi nag bi des muy ñeenteelu point bi lépp loo xam ni nag diggante yàlla diggante yonent bi diggante Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ñu ngi koy wax imam Mahdi pour mu war ko utiliser pour guider humanité bi war ci jot kàddu yooyu ña muy waxal ñu war ko dégg ci 4e point bi la ñuy jaarale seeni kàddu moo tax ñuy wax ni 4e point imam Mahdi bi ci tampon nga xam ni mooy représenté daal bi lépp luy mission buñ ko koy wax te mu jugee xayb lépp luy wax yu buñ koy wàcce ci moom ci 4e point boobu di représenté daal bi ci Muhammad ca la ñuy jaarale xaqiqa boobu pour mu mën ko jotal ña muy guddee. léegi nag bu ñu delloo ces 4 points yooyu ñu gis mu taxawee Muhammad 4 points yi nga gis mu àndandoo taxawee Muhammad suñu ko delloo aussi ci baatinu ismullahil azam bi ñu gis mu taxawee ñeenti xaraf yi nga xam ne ñoo symboliser ismullahil azam bi. kon gis nga da nga ciy jàng ni yàlla dafa teeloon préparé jëmm ja ñoo tuddee imam Mahdi parce que yàlla yëgoon na ni mission boobu moom imam Mahdi dina bare ñu ko woote avant moom. looloo taxoon yàlla jël jëmm ji di ko scruter benn par benn di ci def ay particularités yoo xam ni ku dul moom rek mënul am lu di mel. ndax ñu bare ngi dégg fu mu ne ñu wax ni dina am tampon ci diggante mbaggu ndeyjoor beeg mbaggu càmmoñ bi mu xaw a gën a jege mbaggu càmmoñ bi mais bare na ñoo xam ni boo leen laajee tampon bi lu koy constituer xamuñu ko. parce que lu tax tampon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey bare na boroom xam-xam yoo xam ni mësuñu xam ni ñeenti point essentiel ñoo constitué woon tampon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laata muy doon cercle bu ovale bu ndaw ba mu doonoon. ñeenti point yooyu nag la yàlla di jël di ko organiser def ko mu nekk ligne boo xam ni ligne horizontale bu mel ni genre flèche mu def ko ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñ bu imaamul Mahdi waaye bii mu fésal ñeenti point yi benn par benn. point bu njëkk bi di représenter mim, point deuxième bi di représenter ha, point troisième bi di représenter mim, point quatrième bi di représenter daal boo ko boolee muy Muhammad. ñu ni tampon moom imam Mahdi Muhammad la bind. léegi nag yàlla di utiliser information yi nga xam ni moom la ñu war a jaarale ci moom pour mu mën a guider humanité bi yàlla di déewoog moom te kenn xëju ca mu def ko ci point bu njëkk bi di miim. bi yonent bi di déewoog moom te kenn xëju ca mu def ko ci point bi ci topp di deuxième point bi di ha. bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mi nga xam ni mooy xatmiya yonent bi di déewoog moom mu def ko ci troisième point bi di miim. bi nga xam ni nag dañu ko koy wax pour mu wax ko humanité ba muy guider pour doxal ci mission ñu jaarale ko ci quatrième point bi te di daal nga gis représentation yooyu yëpp dellu di Muhammad. waaye xaqiqa bi ciy delluwaat nga xam ni dañuy yëg en même temps aussi ni ismullahil azam bi nga xam ni ñeenti xaraf ñoo ko constitué moom it dafay feeñ ci côté baatin ci point yi. mooy gis nga tampon boobu di nekk ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñ bu imaamul Mahdi boo ko seetloo guddi aljuma ju jot tey ji bu duggoon ci néeg boo xam ni ñi fa nekk sax du ñuy borom baatin dina ñuy remarquer lumière bi nga xam ni
moom la ñeenti point yi di dégager. gis nga chaque jour da ngay gis ni ñeenti point yooyu nga xam ni tampon am la am na lumière bu ñuy dégager. mais gis nga imam Mahdi ci pouvoiram daf koy masquer, mais su demee ba guddi vendredi muy guddi jeudi jëm vendredi, noonu la noo tuddee guddi aljuma, di jeudi ci guddi jëm vendredi, guddi googu nga xam ni ci la xadaratul ilahiya di am. bu boobaa imam Mahdi tampon boobu daf koy ëpp doole, dootu ko mën protéger. moo tax bu ci duggee ci biir nit ñoo xam ni rek ñu ngi koy bàyyi xel, dañuy gis ci tampon bi ñeenti point yi benn bu ci nekk di génne benn lumière. point bi jiitu bi di miim di génne lumière, point bi ci topp di ha di génne lumière, point bi ci topp di miim di génne lumière, point bi ci topp di daal di génne lumière. lumière u Muhammad bi moo ciy étincelle guddi aljuma. kon da ngay gis ni imam Mahdi dëgg la yàlla dogal na ci moom mu indi ko, bare nañu woote mission avant moom, mais moom bu ñëwee particularité am benn lay doon. dafay nekk koo xam ni xëy na nit ñi ñoo amul seetlu, mais bu ñu seetloo dinañu yëg ni yi yàlla di dajale ci moom du ko dajale ci kenn. waaye yeneen organisation yàlla di def ci moom pour ñu mën ko ràññe, ñi mësoon woote mission am yëpp yàlla du dajale loolu ci ñoom, te ko am seetlu rek daal di koy gis. kon da ngay gis ni yàlla daf ko ci def pour protéger ko, waaye daf ko ci def pour préserver mission. léegi nag xaqiqa boobu di dellu si ci tampon boobu ci lay communiquer ak waa xayb, ci lay communiquer ak waa xayb. bu njëkk bi ci lay communiquer ak boromam, bi ci topp ci lay communiquer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bi ci topp di troisième bi ci lay communiquer ak Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif, bi mujj bi nag ci lay communiquer ak ñoom ak malaayika yi wax ak moom ak lépp lu jógee xayb te war a jëriñ humanité bi, pour ci lay jaarale mission ba muy dox, muy mission universelle bi. léegi nag ngëneel googu yàlla def ci tampon moom imam Mahdi, ngëneel gaa ngi jóge ci ngëneel gi yàlla defoon ci tampon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xam nga léeg-léeg di nga gis ay mbokk yoo xam ni dañu lay nettali ni wan nañ leen tampon imam Mahdi bi ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñam ci gént. xam nga lu tax ñu koy wane parfois ci gént? ndax dafa bokk ci ngëneelal yàlla, dafa bokk ci gis ka muy constituer yiwu yàlla. gis nga bu ñu seetloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tampon boobu ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñ bi ku ci mës a teg sa loxo rek yàlla xaraamal na sa yaram safara. gis nga ngëneel gu mel noonu aussi la yàlla def ci tampon bi mu def ci diggante mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñ bu imam Mahdi. ku ci mës a teg loxoom rek yàlla xaraamal na yaramam safara. looloo tax ndeysaan yonent bi muy tàggoo dëkkandoo yi di tàggoo ndeysaan waxtaan ak ñoom rek ci sagesse am bu yaatu bi. yonent bi daal di wax ni ku ma mësoon tooñ rek man Muhammad na nga ñëw rek daal di fayu li ma la tooñoon boo ma ko jéggalul. ndekete boobu am na benn xale bu yàlla may xikma bu toogoon rek di seetaan discours yonent bi yonent bi waxee loolu rek, te xale bi déggoon na ci magu sahaaba yi ñu wax ni yonent bi am na benn tampon bu nekk ci diggante mbaggu ndeyjooram ak mbaggu càmmoñam, ku ci mës a teg sa loxo rek sa yaram xaram na safara. xale bi toog ba yàgg rek daal di jug ñëw ci yonent bi. ñu ni lan la? mu ni yonent bi musoon nga ma dóor yar. saxaaba yi bëgg ko bloqué ni que naka la Muhammad di jógee rek di dóor yar ku ko tooñul. mu ne en tout cas musoon na ma dóor yar. yonent bi ni bàyyi leen ko mu ñëw fayu. mag ñi bëgg xullam fi ñëwee, yonent bi ni seen yoon nekku ci, comme nee na man maa ko musoon dóor ya, kon bàyyi leen ko mu ñëw fayu. yonent bi ni ko fan laa la dóoroon? mu ni ko da nga yëkkati woon sama yére ba nga yëkkatee sama yére ba noppi daal di tàpp sama diggu gannaaw, te dama bëgg fayu. yonent bi ni bàyyi leen ko mu fayu. mu ni ko déet, da ngay yëkkati sa yére wala nga wàcce sa mbagg. waaw, wala nga wàcce sa mbagg, ndax fa nga ma dóoroon fa laa la bëgg dóoraat pour fayu. saxaaba yi ngi mer ba kenn xamul lan la, ndax ñi ngi jàpp ni xale bi dafa yaradiku, fekk xale bi dañu xamul ni yàlla moo ko inspiré. bi yonent bi yëkkatee yéreem ndeysaan ci sagesse am rek, xool kilifa gu mel ni yonent bi kenn mësu ko gis, dal di yëkkati yéreem ci sagesse am ni ko fayul,
ndeysaan bi mu defee loolu rek xale bi daal di tiim mbaggu ndeyjoor beeg mbaggu càmmoñ bi xool tampon bi ci seen diggante daal di raay tampon bi rek ndeysaan daal di daanu ci tampon bi teg ci boppam commencé yi jooy ni ko yaa Muhammad lii rek laa bëggoon gis ni ko lii rek laa bëggoon laal ngir texe ndeysaan waaye ni ko yàlla xam na ni seede naa ci yàlla ni musoo ma dóor waxati ma laak di yëkkati sama yére di ma dóor ndeysaan yonent bi ndeysaan nga gis rangooñ yi ci ni mu ñeewantalee xale bi ndeysaan saxaaba yépp ndeysaan yëg ni ndekete xale bi jóg bi mu jógoon jëm ci yonent bi yàlla moo ko inspiré woon lim daan dégg ci mag ñi ñu koy waxtaane te wax ni ku laal tampon bi ci diggu ginnaaw yonent bi rek sa yaram xaraam na safara ndeke moom dafa bëggoon yaramam xaraam safara mu barkeelu ci yiw boobu comme yonent bi mi ngi tàggoo gis nga nag